Sine24.com mbokk mi ma feggool mooy Jokal Faye monsieur Faye nekk professeur de philosophie ci lycée Demba Diop bu Mbour nekk itam secrétaire général du CUSEMS du département de Mbour en même temps coordonnateur du G7 local. ñu ngi lay gërëm di la sant di nuyu képp koo xamante ne ni fekk nañu ko ci seen kër gi nga xamante ne ni mooy Sine24 di nuyu également jàngalekatu Sénégal yëpp plus particulièrement jàngalekatu département de Mbour donc tey di rafetlu invitation bi ngeen ñu def pour ñu mën a tey ñëw fii jàkkaarloo ak askan wi waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne ni fan yii yëpp moo commencé waat di lëmbe école bi doon ay wàllu grève ak ay débrayage lépp li nga xamante ne malaise école bi la ñu fas yéene ci waxtaan ndax mën a gindi askan bi ñëpp mën a xam position bi nga xam ne moom la syndicat yi donc taxawee. jërëjëf monsieur Faye ma fàtte rek ne ki doon nuyoo sànq mooy Jokal Faye di coordonnateur G7 local département de Mbour nekk secrétaire général CUSEMS section Mbour en même temps professeur de philosophie. Jokal laaj bu njëkk bi la bëgg a laaj mooy balaa ñuy dugg ci li nga xam ne moom mooy actualité mooy jàngalekat bi nga xam ne tey dañ ko tàggat jox ko ay gone ngir ñu jàngal jàngalekat boobu dem ba ku jóg rek daf ko doon bàjjal boo ko waxul jël mbalit sotti ko ci kawam wala nga dénigré ko wala nga diaboliser ko rek doo am li nga bëgg waaw jàngalekat boobu soo waa Jokal est-ce que mérite na loolu wala boog jàngalekat boobu mooy kan. waaw Abdou Aziz maa ngi lay gërëm ci question bi question bu am solo nga posé ndaxte tey jii Sénégal yëpp seetlu nañ ne képp koo xamante ne ni jóg nga tey jii bëgg a wax ci école bi nar ci wax ci lu ñaaw loola ci jàngalekat yi nga koy xëpp dama yaakaar nañ ni ñu ci bari xamuñu lan mooy rôle jàngalekat ñu ci bari yëguñu ne jàngalekat modèle la war a doon jàngalekat royuwaay la war a doon jàngalekat ku ñu war a naw lañu la war a doon ci réew ku ñu war a fonk la puisque tey jii képp koo xamante ne ni tekki nga fi dara ci jàngalekat nga jaar képp koo xamante ne mën nga fi dara ci jàngalekat nga jaar te dañu seetlu ne boo gisee diabolisation boobu gën a am état moo doon ki nga xamante ni moo jëkk di diaboliser jàngalekat boo gisee ñu ñuy diaboliser duñ ko teg fenn bu dul naan jàngalekat yi bët bu set ay mbiru xaalis ci la ñuy xeex bët bu set li nga xamante ne nii saa yu ñu ko yëkkatee ngaañ lay doon ci élèves yi moo tax ñoom ñu jóg ñu jógoon tey pour wan leen ni jàngalekat amul diplôme pour dem grève diplôme la am pour jàngale kon saa yoo gisee jàngalekat jóg dëddu classe am dëddu ay élèves am nekkul ci li ko neex kon nag grève accident la ci ñun grève du loo xamante ne ni dañ ko ñaan mais da ngay dem ba sës ndaxte bu fekkente ne ni ay accord problème am na ñu toog ci ak gouvernement bi waxtaan ci ak moom benn yoon ñaari yoon ñetti yoon chaque fois saa ñu tënkee mbir loola ñu tënk gouvernement bi saa ñu ko tegee ci suuf dem jàngale ji gouvernement bi fañ ko teg foofa la koy teg dootu ci yëy dootu ci yàbbi loolu nag moo tax jàngalekat yi yenn saa yi aussi ñu jékkee-jékki ne wax dëgg am na yoo xamante ne nii mënatu la continuer looloo tax ñuy dem ci grève waaye ñun xam nañu ne ay formateur lañu xam nañu ne ay yarkat lañu xam nañu ne ñu war a mën a encadrer lañu ay psychologue lañu ay conseiller lañu rôle bi nga xamante ne ni war nañ ko jouer ci société bi xam nañu rôle boobu ban la moo tax vraiment donc diabolisation bi nga xamante ne ni état bi def na ko ba tax tey parents d'élèves bu jóg dóor ci kaw jàngalekat yi
élèves yi bu ñu jógee dóor ci kaw jàngalekat yi gis nga sax fan yi violence bi nu mu jógee ci école bi. dinañ ci ñëw monsieur Faye pour dëggal li nga wax. dama seetlu da ngay gis doom mag dama dégg benn mag mu ne doom dogi presse la. yow nga jur sa doom ci sa biir nga dem ba xajoo moom ci benn samedi dimanche. moo dajeeg maître bi da nga ko naan su ma sañoon doo am samedi dimanche. maître bi am ci téeméer wala téeméer lu toog ci ay élèves gérer leen 8h ba 13h gérer leen 3h ba 19h kooku boo ko mayul jàmm kan ngay may jàmm donc su ma la déggee dafa mel ni état bi moo xàll yoon société bi jaar ci di diaboliser koo xam ne xamul sax li mu koy diaboliser ci ban wéeruwaay la koy teg loolu daf ñuy may mu jàll ci ñaareelu question bi muy vague de dénigrement boobu ak de diabolisation bi selon toi lan moo war a mën a tax mu dakk est-ce que jàngalekat bi nga xam ne dafa nekk ci biir société di ci yeewu moom ci boppam mu nekk un parent d'abord muy nekk un enseignant moom ci boppam mu war a nekk un acteur et un partenaire de l'État et de la société lan la war a def ci wàllu boppam moom pour que diabolisation bi ak dénigrement bi di jóge ci état di jóge société mu dakk. waaw diabolisation bi solution bi lenn la mooy ñu waxtaan ba nga xamante ne ni état li nga xamante ne ni yëkkati na ko dina ko yëkkati di ci lu ñaaw di ko teg ci kaw deru jàngalekat yi mu xam ne ni jàngalekat ñoom ñoo ñu fi teg. absolument waaw ñun tëbuñoo tëb rek di jàngale. dugg ci classe yi di jàng. déedéet tëbuñoo tëb rek di jàngale. dañoo jàng yàlla def dimbale ñu am ay diplôme ñu ne képp koo xamante ne ni am nga diplôme bii bu fekkente ne ni njàngale soxal na la boo defee concours bi boo ko admee war nga mën a def formation ñu jàngal la li ngay jàngale. ba ñu defee loolu ba pare nag ñu dugal ñu ci classe yi ki nga xamante moom ñu dugal classe yi mooy donc état kon moo waroon a doon tey suñu kiirlaay moo waroon a doon tey ki nga xamante moo ñuy sécuriser mais dañu seetlu ne moom ci boppam moo dikka doon ki nga xamante ne ni moo ñuy woyofal moo ñuy tuutal loolu nag moom moo naqari jàngalekat yi moo taxaw ñu ne mënuñu def leneen bu waxtaan ak population bi pour population bi comprendre ne jàngalekat ku ñu war a respecté la lu tax ñu war ko respecté ndaxte dañoo jël li nga xamante ne nii moo gën ci parents yi ku ci ne donc boo sañoon sa doom moo lay gën waaye jàngalekat rek mu maa ci gis mu am taxawaay boo xam ne taxawaayu parent d'élève la ndaxte moom rek laa gis mu doon koo xamante ne ni mu ngi ñaan tey jii élève bii mu formé ëllëg élève boobu raw ko élève boobu fiitu ko kaw kon kii yéene sa bopp sa doom jàmm wala yow kenn waru la mën a jaxase ak moom ba nga yéene ko aw ay moo tax vraiment doy na waar daal population bi daal lañ bëggoon a conscientiser ba ñu gën a nawaat jàngalekat gën ko respecté waat loolu mooy li nga mën a indi solution bi. kon mel na ni enseignant boobu kon mérité wul gone surtout élève am daan ko fay jëmale ko ci moom. wala boog mu xeex ak moom. wala boog mu dem ànd ak ay famille am baayam nijaayam def intifada ñëw fekk suuf ci biir daara violence boobu nga xam ne moom lañu nemmeeku léegi ci école yi ñuy dóor professeurs yi ñenn ñi dem di ànd ak seen i mbokk liggéey ñoom di kar enseignants yi ci benn nan nga ko gisee ak sanction yi nga xamante ne moom la ci nguur gi di jël est-ce que yow doy na la. xam nga violence bi daa bari ay façon doonul violence boo xamante ne ni seulement physique la mais dafa commencé par doon violence verbale ñu commencé di yëkkati ay mbir yu ñaaw di ko teg ci kaw jàngalekat yi naan jàngalekat yi ñoom ñooy si ak seeni élèves jàngalekat yi ñoom ñooy wàcce seen bopp ba nga xamante ne ni élèves yi yab nañ leen jàngalekat yi ñooy ñi nga xamante ne ni suñu xëyee ba ci ngoon seen intérêt personnel rek la ñuy jiital léegi nag ay xarkatu mat lañu saa yu ñu jógee au lieu ñu jàngale ci école yi école publique ba daw nañu ci école privée ba yàq suñu der donc de façon verbale ba nga xamante ni population bi naw bi nga xamante war nañu ko nawatuñu ci côté boobu léegi nag loolu dafay am ay répercussions puisque boo taxawee ak sa doom xeet sa jàngalekat sa kanamu doom doom jooju bu demee école aussi du mën a respecter jàngalekat moo tax
léegi violence bi transformé wu de violence verbale maintenant à violence physique léegi li ñu seetlu ci école yi lu ñaaw la élève daawul nangu gise ak profam ci mbedd mi saa yu ko gisee woon bu njëkk ba day daw mais léegi seetlu nañ ne diabolisation boobu nga xamante ne nii moom la état def parents d'élèves yi def ko ci jàngalekat yi tax na ba élèves yi respecté tuñu jàngalekat yi ba tax mbir yi yematul ci ñàkk a respecté rek dafa yegg ci fi ñuy yëkkati seen i loxo teg ci kaw jàngalekat yi ginnaaw semaine passée rek benn professeur éducation physique fële ci Dakar ab élève bu jigéen puisque jàngalekat bi ab jigéen la mais élève bu jigéen comme moom moo ko agressé dóor ko ba yàq kanam bi daaw yow fekke nga fii benn parent d'élève dem ci école fekk fa ab maître ci biir classe am dóor ko ba damm loxo bi ci kanam élèves yi kon xam nga ne mbir yi doy na waar sanction yi ci gouvernement bi jël ñun du sanction yoo xamante ne nii vraiment doylu nañ ko ndaxte pratiquement bu jàngalekat yi jëlul en charge affaire bi yóbbu ko ci yoon état day neutre croiser ay bras ñu ne nag ñun nous ne sommes plus en sécurité bu dee ki ñu jiite moo ñu sécuriser tul ki ñu jiite moo ñu respecté tul ba nit ñi yëkkati seen loxo di teg ci suñu kaw te moom ci boppam mën ta def benn geste boo xamante ne mën na protéger ay agent vraiment école doon na tey ji lu tiital askan bi moo tax vraiment ñun ñëpp ab question la boo xamante ne dañ koy poser askan wi nañu toog waxtaan diisoo fexe ba nga xamante ne nii école bii nga xamante ne nii ku ci ne ci nga soqee ko ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn bañ a am intérêt yàqu ko kenn bañ a am intérêt def loo xamante ni da koy delloo ginnaaw kon vraiment foofu laa bëggoon a woo population yi pour ñu xamante ne nii école bi kenn duñu ko defaral ñun ñoo koy defaral suñu bopp. merci beaucoup kon nañu góorgóorlu. jërëjëf monsieur Faye ñu fàttali mbokk yi ñu déglu di ñu seetaan ak ñu jàng ci sine24.com mbokk mi ma feggool mooy Jokal Faye monsieur Faye nekk professeur de philosophie ci lycée Dégoudi bu Mbour nekk itam secrétaire général du CUSEMS du département de Mbour en même temps coordonnateur du G7 local c'est-à-dire du département de Mbour moom lañ fi dalal tey ngir waxtaane lépp lu aju ci wàllu jàngalekat bi aju ci wàllu daara ji tey nag mu am benn xew-xew bu bees te mooy booy xool 2011 ñu jëm 2012 ci élection école bi xaw na dem ci année blanche de grève ñu dugg 2012 akal bi 2013 ñu demaat grève 2014 grève signé ay accord 2015 ñu demaat encore ba floré 2017 grève 2018 grève 2019 mel na ne akal bi am ren itam mu mel ni moo door bi commencé waat dañuy Dakar naa waaw monsieur Faye lan moo waral jàngalekat yi daaw ñu jàngale ba at bi jeex kenn dégg leen ci dara ren ñu tàmbali rek ñu def benn mot d'ordre semaine bi passé te itam dafa mel ni ñu ngi jëm ci débrayage suba 10 heures jëmal encore ci grève totale ginnaaw ëllëg mais lan moo xew. waaw d'abord di wane ni jàngalekat yi ay patriotes lañu. absolument jàngalekat yi ay responsables lañu patriotisme du weesu ngeen nekk ci njàqare askan wi yëpp tiit ñëpp jóg kilifa diine yi jóg kilifa aada yi jóg état bi jóg institution état bi ñëpp jóg parents d'élèves yi ñëpp jóg ñu wooñu ñaar ñu waxtaan ak ñoom tase ak état jël suñu plateforme yi nga xamante ni ñoom lañ doon xeex ci année yi nga rappelé tout de suite loolu nga xamante ne ni ay plateforme la yu bari yoo xam ne jàngalekat yi dañ ko doon ñaxtu ñu ne léegi dañuy def une plateforme minimale boo xamante ne ni ci 11 points la tënku woon ñu ne plateforme minimale boobu dañuy jàngat ak état bi lan la ci état bi mën a def ak lan loo xamante ne ni xëy na état bi du ko mën te état bi jëloon responsabilité ne désormais avec Macky Sall daf ñu ne woon dootul signer accord boo xamante ne ni mënu ko respecté ba mu ko waxee ñun dañ ko rafetlu dañ ci kontaan moo tax 2018
grève demee ba doy waar kilifa diina yi wooñu kilifa yi aada yi wooñu ñu ne léegi nañu nangu dem jàngale ci ndaxte ñun aussi ay nit kilifa lañu ay patriote lañu waaye ay kilifa lañu am ñun yaakaaruñu lenn lu dul kilifa diina yi yaakaaruñu lenn lu dul kilifa aada yi buñ ñu ñaanee ne ñu bu ngeen toogee ak état signé accord yii dimbale leen ñu ngeen dem jàngal suñuy doom li des dinañ ko topp ak état ba nga xamante ne ni accords yi respecté nañu ko loolu moo waraloon 2019 ñu may état bi année sabbatique kenn déggul jàngalekat mu jóg ne day def grève ndaxte boo signé accord am na temps de matérialisation boo xamante ne ni war nga ko mën a am temps boo xamante war nga ko mën a am pour mën a matérialiser accord yi ñu ne année 2019 nañ def lépp stand-by permettre état mu mën a am ay moyens yoo xamante war na fa mën a jaar bu régler problème enseignants yi et malheureusement année sabbatique la ñu def kenn demul grève mais état respecté wul engagement yi sinon bu ci respecté lu néew la ci respecté ñu ne nag mbir yi nag du mën a continuer nii signé ay accord denc ko ci tiroir yi dellusiwaat taxaw ak ñu ba pare di ñu ñaawal ba pare di ñu diaboliser récemment rek boo xoolee ci télévision bi am na ab bande buñ doon bu doon jàll mu naan ñu naan jàngalekat yi juróom-ñaari at yi nga xamante ne ni wees na fay nañ leen 80 milliards politique état bi mooy lan fi mu toll nii di jouer ci milliards yi naan milliards yu rëy yi la ñu jox jàngalekat yi population yi nga xamante ne ni bu ñu déggee milliards dañu foog na ni lu bari la ñu ne waa jàngalekat yi xanaa foog na ni ñoom dañoo foog ne ñoom moom réew mi 80 milliards nga fay leen ko ci juróom-ñaari at xanaa ñoom moom réew mi te 80 milliards yooyu ñoom du ñu wax jamais population bi 80 milliards yooyu nu mu demee nan la tëddee ñun ñaanuñu état benn dërëm waxuñu ko mu yokkal ñu dara liñ ko wax mooy droit bi nga xamante ne ni constitution bi daf ñu ko réserver ne ñu bu ngeen duggee ci njàngale ñaari at yu ngeen ca def am ngeen droit ngeen bénéficier avancement boo avancé am nga possibilité lu mot ñaari junni ba ñetti junni war a mën a dugg ci sa salaire doon ak yokkute loolu ab droit la léegi nag chaque année dafa war a am commission yoo xam ne dañuy siéger jàngat ci biir jàngalekat yi ñi nga xamante ne am nañ droit avancé ñu defal leen ñu avancé loolu ñi nga xam ne moo war a yokk ci seen salaire ñu fay leen ko mais état bi defatul loolu bu yàgg ba léegi dañuy bloqué commission d'avancement yi te boo bloqué nit ki lu mat fukki at maanaam lu mat juróomi avancement bloqué nga ko ndaxte ñaari at yu ne war na avancé léegi nag li war a yokk ci salaire am à chaque fois mu war a avancé fii nga war ko koo jox joxuloo ko loola di teglantoo ba nga xamante ne nii xaalis bi bari na ñu génn tey jii naan ay milliards donc joxe nañu 80 milliards fii mais 80 milliards yi duñ ne de wax duñ la wax mukk ne obligation la pour état fay ko. jërëjëf te buñ la ko joxee ci loxo ndeyjoor jël ko ci loxo càmmoñ. voilà ndax bu ñëwaat léegi ñu fàttali leen mbokk yi ñu déglu di ñu seetaan ak di ñu jàng ci sene24.com que yéen a ngi déglu seen mbokk section bu Mbour nekk itam coordonnateur du G7 local. balaa ñuy wéy ci waxtaan bi ñu may ko tuuti rek mu soufflé ñu dikkaat ci yeneen ñeent. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan ak di ñu jàng ci sene24.com ñu fàttali leen ne ñoo ngi fi dalal tey monsieur Faye professeur philosophie la ci lycée Demba Diop bu Mbour nekk itam secrétaire général bu CUSEMS en même temps coordonnateur du G7 mooy juróom-ñaari syndicats yi nga xam ne bi ñu demee ci ay joŋante ñoom ñoo génn ci syndicats yi nga xam ne ñoo ëpp doole ci Sénégal ci syndicats yi nga xam ne ñoo boot jàngalekat yi ñu bëgg rek waxtaanee li nga xam ne moo jëm ci wàllu école bi waxtaanee li nga xam ne moo jëm ci wàllu lii nga xam ne tey moo xew muy grève bi ñu bëggoon monsieur Faye nga duut baaraam ponk yi nga xam ne tey moo tax jàngalekat yi ëllëg gannaaw bu ñu ko defee semaine bi passé ëllëg itam ñu bëgg bu 10 heures jotee ñu banque seen loxo
àllarba ñu def grève totale benn jàngalekat bañ a dem ci daara yi lan yan point moo tax tey jàngalekat yi banque seen loxo ne duñu liggéey fas yéene jàmmaarloo am nguuru Sénégal. waaw mën naa tënk accord yi ci ñetti point yu am solo li tax tey jii jàngalekatu Sénégal jóg di xeex ñetti mbir la bi ci jiitu mooy les lenteurs administratives boo déggee lenteur administrative mooy nguur gi ni nga xamante ne nii noonu la war di lijjante dossier jàngalekat yi dañu seetlu ni dafa yéex ba mu ëpp nit bu waree avancé au lieu ñu defal ko ci ni mu gën a gaawee dañ koy bloqué ba jàngalekat bi des lu mot ay fukki at am na sax gis naa koo xamante ne ni pratiquement toog na lu mot ñaar fukki at avancé ñu ne nag lenteur administrative yooyu fokk ñu fexe ba nga xamante ne ni nguur gi faj na ko te lenteur administrative yi ci ñetti domaine la dem maanaam dafa am jàngalekat yoo xam ne ni dañ leen a recruter ñu doon ay volontaire ñii doon ay vacataire syndicat yi xeexoon ba nga xamante ne ñooñu ñu recruter ñu doon bokkan volontaire doon ay vacataire dañoo war am plan de carrière ñu xeexal leen ba nga xamante ne ni am nañ possibilité def formation te bu ñu paree formation bi war nañu am diplôme ñu ne nag bu ñu amee diplôme ba pare ñooñu dañ leen a war a dugal fonction publique ndax état bi moo soxla ay jàngalekat am na ñu formé am nañu ay diplôme balaa ñoo seeti fenn nañu seet ci ñooñu nga xamante ne ni ñoom ñoo am ay diplôme te état bi tax ñoom ñu am ay diplôme ñu ne ñooñu war nañ leen a dugal ci système bi mais seetlu nañ ne képp ko am diplôme boo dugalee sa diplôme daanaka balaa nga dugg balaa état bee validé loolu te conditions yi métti lañ lay indil këyit bu ne këyit bu dul këyitu jinne dinañ la ko laaj pour nga dugg dans la fonction publique jàngalekat yi di jóge ay Fongolimbi jóge ginnaaw Kédougou jóge Tambacounda fu na ci àdduna ñu fay ñuy jóge di def rang bu métti Dakar ci ministère yi pour déposer seulement ay dossiers te boo déposé ba pare temps bi nga xamante ne dossier bi dina ko fa def di s'ouvrir pour mën a am prise en compte effective mais day yàgg lool ñu ne nag wax dëgg loolu yenn saa yi sax ñu réeral dossier bi ci biir circuit ñu ne loolu nag tant que état réglé wu ko jàngalekat yi du ñu mës a banque seen i loxo du ñu mës a banque seen loxo dem jàngale li ñuy def mooy xeex ba injustice boobu nga xam ne am na ci traitement dossier yi ñu réglé ko définitivement ñett yi ci nekk mooy rappel am na ay rappel d'intégration tey jii nii numéro bi nga xamante ne nii moom lañ mujj a fay rappel d'intégration numéro 691 445 te état bi en 2018 le 30 avril 2018 ba ñu signé accord ak moom danañu woon day def opération coup de poing pour lépp li nga xamante ne rappel la ñu def opération coup de poing rappel yooyu yëpp ñu épuré ko. ba ne woon sax yor nañ xaalis. ah voilà ba ne dañ ko budgétiser sax. dañ ko budgétiser mais tey jii budget boobu nga xamante ne nii voté woon nañ ko ba xaalis ba ñu war ko génne mais genn wàll gi sax déposé wuñ ko joxuñ ko jàngalekat yi ba xaalis boobu tombé waat sur fonds libre. mais est-ce que dugaluñ ko ci beneen secteur aussi. ah waaw bon loolu moom seen ñoo xam nañ ko def mais de toute façon rappel d'intégration yooyu foog ñu régler ko puisque jàngalekat yi li ñu gën di jooy ñu ngi wax ay DMC ñu ngi wax ay kii mais li ci gën a doon problème ci système éducatif bi tey jii nii les lenteurs administratives la loolu futu état la foog état bi régler ko bu bëggee jàmm dil si ci njàngale bi am na encore ay rappel d'avancement ñu ngi gëj a jël en compte rappel d'avancement le 21 février 2019 rappel de validation ñu ngi ko gëj a fay le 22 février 2019 ñu ne nag ñun
duñu syndicat yoo xamante ne ni dañuy xeex rek di wax naan nañ def lii nañ def lee te mënuñoo def benn proposition ci la ñu ne proposition pour lii régler problème bi mooy la dématérialisation du fichier loolu lu mu wund mooy jamonoy Senghor jamonoy Abdou Diouf bi nga xamante ne ni outil informatique développé gu loolu comme nii mu développé tey carrière jàngalekat yi dañ ko doon gérer ca na mu gën a baax waaye tey jii outil informatique am mbir yi waroon gën a gaaw mbir yi waroon gën a efficace dañu seetle nag outil informatique bi amalul benn njëriñ état du Sénégal ñu ne nag vraiment nous sommes à un recul. mais monsieur Faye pratiquement loolu c'est un très gros problème monsieur Faye. 2016. waaw def nañ fi benn séminaire benn forum. fii ci Diamniadio. ñu ne pour la modernisation de l'administration au Sénégal du dëgg. waaw ñu ci 2020 ça fait 4 ans. effectivement. depuis daaw ñu ngi lancé le fast track. waaw. waaw kon léegi ñun nan lañ mën a déggee loolu ñuy jooy ay yéex ci wàllu carrière ay liggéeykatu fonction publique te ñu lancé depuis 4 ans la modernisation du système de l'État ñu lancé le système de modernisation n'est-ce pas de l'outil informatique indi outil informatique wax fast track mais yow doo mën a comprendre loolu monsieur Faye. xam nga loolu li ko mën a justifier mooy manque de volonté politique. merci beaucoup. état bi amul volonté politique pour régler problème mu jàngalekat yi moo tax ñun bi ñuy def proposition bi la dématérialisation du fichier dañ ne tey doonatul yoon ñu jël fichier jàngalekat logé ko ministère de l'éducation jël beneen fichier logé ko ministère de l'économie jël beneen fichier logé ko fonction publique te ñun ñëpp xam nañ ne ñetti ministères yi ils ne parlent pas le même langage ñetti ministères yi dañuy def comme xaj ak muus loolu moo tax ñu ne léegi solution bi leen la dématérialiser fichier bi am un fichier unique boo xamante ne ni avec ab clic ñëpp ñi nga xamante ne ay jàngalekat lañ te am droit avancé ñu avancé leen bu demee finance aussi cib clic fexe ba nga xamante ne ni ñii ñu war a fay yëpp fay nañ leen ci en un temps record loolu mooy solution bi mais tant que defuñu ko jàngalekat yi dinañ continuer di ñaxtu te tant que ñu ngi bloqué carrière yi xamal na ni jàngalekat yu bees ñu ngi ñëw stock bi di gën a yokku xaalis bi di gën a bari état bi di am prétexte toujours di naan ay milliards alors que milliards yi moom moo ko créé. moo war a fay nit ñi ko fayu leen xaalis boobu dajaloo bari lool donc plus de 100 milliards état bi yoral nañu. moo ne ko naan jàngalekat yi dañoo bari. waaw alors loolu daf ñuy permettre parce que liste nga fii tuuti ponk yi nga xam ne moom la jàngalekat yi di jooy. waaw wax nga itam ñàkk farlu ak ñàkk yitte boo xam ne nemmeeku nañ ko ci gouvernement bu Sénégal waaw léegi monsieur Faye man maa ngi def grève parce que lii lay jooy te lii may jooy jooyoon naa ko jàkkaarloo koo xam ne wan na ma ne amul yitte fasul yéene fekk si ma ci man li ma bëgg donte sama àq la waaw léegi kon yéen jusqu'où ba fan ngeen bëgg a dem ci bras de fer yi nga xam ne am ngeen ko seen diggante ak nguuru Sénégal. waaw balaa maa tontu ci question boobu. pour enseignants yi déglu parents d'élèves yi ñuy déglu élèves yi ñuy dugg ak partenaires sociaux yi nga xam ne fu ñu mas a toog ak gouvernement fekk nañ. waaw balaa maa tontu ci question boobu. da nga may ma yeggale énumération point yi. vas-y ndaxte benn point la énuméré mooy les lenteurs administratives. mais à côté des lenteurs administratives. le système indemnitaire. absolument doon na revendication phare boo xamante ne tey jii ñun ci suñu bopp dañoo def ceetlu bu dee ci wàllu diplôme ñi nga xamante ne ils sont les plus diplômés dans la fonction publique sénégalaise ci corps jàngalekat yi nga leen mën a fekk waaye bu fekkente ne ni dañu xool ci seen système indemnitaire mais doon nañu ñi nga xamante ñoom lañu gën a mooy respecté ñu ne nag loolu aussi foog ñu corriger ko moo tax ñun ñu def ay propositions il faut que ñu revaloriser le système indemnitaire surtout
donc l'indemnité de logement indemnité de logement bi 2018 doonoon na point d'achoppement lu ko waraloon mooy jàngalekat yi dafa am ñoo xamante ne dañ ne woon nañu def augmentation substantielle de l'indemnité de logement syndicat yu mel ni CUSEMS ne solution bi alignement de l'indemnité de logement la ñu xeex ci point boobu état choisir li nga xamante ne moom la yaakaar ne mooy solution bi mais choisir li nga xam ne foofu lay amee possibilité aussi pour ñax nax ñu mooy augmentation substantielle de l'indemnité de logement ba mu ko defee dafa yokk indemnité logement bi nga xamante ne nii 60 000 la woon mu yokk ci 40 000 mais dina woon da koy échelonné ci octobre 2018 ci la ñu waroon a yokk 15 000 janvier 2019 ñu waroon a yokk 10 000 janvier 2020 ñu waroon a yokk 15 000 encore au total mu doon 40 000 loolu la ñu déggoo woon ak état bi mais premier paiement 15 000 yi octobre 2018 jàngalekat yi nga xamante ne dem nañ fayeeku yëpp yàlla xamante ne ni ñu ci bari ba ñu dilsee presque ay jooy moo leen des ndax au lieu seen salaire yokku niñ leen ko promettre woon mais dañu gis ne seen salaire dafa wàññiku mu doonoon loo xamante ne ni état bi daf ñoo jox par la main gauche par la main droite quelque chose récupérer ko par la main gauche ñu ne vraiment nax nañ ñu ci problème donc augmentation substantielle de l'indemnité de logement fi mu toll nii solution bi mën a régler les problèmes des enseignants c'est l'alignement de l'indemnité de logement à diplôme égal indemnité de logement égal deuxième problème bi ñu souligner ci indemnité de système indemnitaire mooy système indemnitaire bi dafa révélé ay disparités yu ñaaw ñu attiré ci attention président de la république mu ne ñu may leen ma def une étude sur le système de rémunération des agents de l'État ñu accordé ko mu def une étude sur le système de rémunération des agents de l'État malgré les tergiversations pour pouvoir jox ñu dossier bi mais ñu seetlu ne ba dossier ba génne dafa révéler ay disparités ay ñàkk a yemale yu ñaaw ci biir ba tax tey jàngalekat yi bëggatuñu dugg ci jàngalekat bi toog fi da ngay gis jàngalekat boo xamante ne nii niveau maîtrise la am doon ab PS tey jii mu am sañ-sañ bàyyi gradam bi nga xamante ne ni ci la ne dem ci grade bu gën a wàcc dem defi diplôme defi concours boo xamante ne ni day wàcce gradam ndax lan dañoo jox ñeneen ñi indemnité yoo xamante ne ni jaaduwul jàngalekat yi ñu ne ndax dañoo bari mérité wuñu ceci ñu ne nag disparité yooyu nga xam ne ci système indemnitaire bi am na il faut ñu corriger ko amatuñu droit koo xamante ne ni certificat la am dugg dans la fonction publique amatuñu droit mu mën a am ay indemnité yoo xamante ne ni mën na ci fay koo xamante ne ni am na maîtrise ba am na doctorat ñaari yoon loolu c'est insolent il faut régler les disparités donc au niveau de la fonction publique état dafa war a yemale troisième donc point bi nga xamante ne tey jii moo tax jàngalekat yi xaar seen tànku tubéy fas yéene jàmmaarloo ak état bi mooy la surimposition tey jii man à chaque fois bu may wax ci point bi damay jël exemple ci man ndaxte dama waroon a avancer bi ma avancé ba pare ñu war ma aligner ba pare defal ma rappel ba ma xaar ko octobre ñëwul ma xaar ko novembre ñëwul ma xaar ko décembre ñëwul mais tey ci janvier ñaanuma yàlla ñu fay ma rappel bi lu tax ñaanuma yàlla ñu fay ma rappel bi buñ ma fayee rappel bi tey jii xaalis bi nga xamante ne nii état moo ma ko yoral war ma ko fay muy bon ñu teg ko ci sama kaw salaire
gën a yokku ba doon taille bu am doole su ko defee nag sur la base de ce salaire là de cette taille d'argent là ci la état di couper impôt. bu couper impôt boobu. en janvier. waaw en janvier. au lieu que février dikk ñu wàcce impôt bi ba nga xamante ne impôt bi tolloo na ak niveau salaire bi déedéet impôt bañ la coupé woon. ca janvier nga xam salaire ba daa yokku woon. moom la ñuy continuer même impôt di ko coupé ba décembre. mais Jokalante fay. ñu ne loolu. mais monsieur Faye càcc la. mais loolu merci beaucoup. foog état dindi ko. baat boobu laa bëgg nga tudd ko. effectivement loolu mooy vrai càcc la. càcc la bu ñu organiser. ñu ngi ñaan état mu dindi. mbir moomu. heureusement comme tudd nga baat bi rek alhamdulilah. waaye nag Abdou Aziz. dafa amaat beneen point bu am solo. boo xamante ne ni. xëy na nit ñi dañ koy suufee. ndaxte boo déggee jàngalekat yi wax rek toujours dañ naan xaalis alors que jàngalekat yi xeexuñu seulement pour xaalis. Donc l'environnement scolaire du Sénégal aujourd'hui mais n'est plus favorable à de bonnes études. jàngalekat yi ñu ngi def ay cours ci ay classes pléthoriques CM6 bi kii nekk mais jàngalekat yi ñu ngi fay def cours ci ay classes 125 élèves. Or la législation lu mu wax la taille normale d'une classe ne doit pas atteindre 45 élèves. saa yu motee 45 élèves dañ koy déclarer classe pléthorique. waaye jàngalekat boobu nga xamante ne nii waxuma la atteindre na taille classe pléthorique bu 45 élèves mais multiplier na ko par 2 ba romb ko mu nangu jàngale ci kaw condition yooyu mais population bi di ci wax. Mais c'est une injustice. C'est une injustice, mais les enseignants, comme les patriotes, dañu nangu woon supporter cette injustice-là au nom de leurs jeunes frères, au nom de leurs neveux. ñu nangu lu mitti loolu tegu ci seen kaw ñu koy jàngale waale. waaye bu mbir yi demee ba nga xamante ne ni amuñ ci benn solution dinañu jox jàngalekat yi ordre ne leen saa yu ngeen xëyatee dugg ci classe yi. su ngeen wootee ba yegg 44 élèves jël leen appel su ngeen wootee ba yegg 44 élèves ñi ci def ñëpp bu ñu dugg amuñu droit dugg ci classe kon état dina xam ne nii ñii ñu mën a xeex lañu. absolument waaw léegi bi ba ca tegu ñu ngi def ay cours encore ci ay classes multigrades ay classes double flux bu ñii xëyee ñii gont benn classe bi ñaari groupe ne ci biir mais loolu mais injustice du commerce. Est-ce que mën ngeen am un système de qualité avec une formation de cette nature. moo tax ñu ne état mu ngi dal ci suñu kaw mais moo jëkk a saboter système éducatif moo jëkk a rabaisser le système éducatif te bu ñu bëggee mbir yi jaar yoon normes yi nga xamante ni moo war a régir enseignement ñëpp nañ ci tënku état tënku ci jàngalekat yi tënku ci parents d'élèves yi mën a doon ay sapeur pompier di fay ay waaye bu fekkee yow da nga war a fay ay amam péete doo mën a fayam ay. merci beaucoup monsieur Faye ñu fàttali mbokk li ñuy déglu di ñu seetaan ak di ñu jàng ci Sine24.com ki ñu fi dalal tey ku xam li muy wax la parce que dafa yàgg ci syndicalisme boot ay jàngalekat nekk secrétaire général bu CUSEMS bu département de Mbour nekk itam le coordonnateur du G7 G7 muy juróom-ñaari syndicats yi nga xam ne ñoo génn ci jongante yi ñu doon def ngir natt mbootaayu jàngalekat yi patriote lañ tax ci conditions yi liggéey keneen kuñ ci tegoon nga daw léegi monsieur Faye lenn laa bëggoon nga wax ci li nga fi wax bari na jàmbat yi bari na waaw ki ngeen di wax muy état du Sénégal am ñoo xam ne dañ koy seede muy le haut conseil du dialogue social am itam ñeneen di partenaires yoo xam ne dañuy fekkee waxtaan yi nga xam ne dañ koy waxtaan ngir état du Sénégal ngir indi ci ay tànku jàmm mais ñooñu seen position ci grève yi ak seen position ci ñàkk bay jëmmal accord yi nga xam ne état moo ko xaatima lan la. kon Abdou Aziz yenn saa yi damay am sax kersa ci sama réew amul tax mooy réew mi ñi nga xamante ne nii ñoo war a taxaw wax dëgg ñoom la wax dëgg të. xam nga lu tax
accord yi bañ koy signé. du état yi état ak syndicat rek ñoo toog état dafa toog syndicat toog assemblée nationale toog conseil économique social toog au conseil pour le dialogue social toog secteur éducation bu assemblée nationale les organisations de la société civile donc ñoom ñëpp ñu représenté wu mais parents d'élèves yi ñëpp toog ñu ne accord yi parti yëpp teew nga xamante ne ni nangu nañu ci état war na ko mën a respecté te dina ko respecté mais defu ci dara mais dégguñu benn parent d'élève mu wax ñi nga xamante ni ñoo ñu doon woo di def médiation mais tey kenn waxatul tout le monde est désarmé. mais est-ce que nekkul ñoom itam dañu am kersa ci fekkee loo xamante ne gis nañ ni état moo tooñ te mënuñu état lu bari. waaw xam nga lu tax may wax maanaam dama cee rus. mooy nit ki bala ko mën a conseiller. da nga ko dul yaakaar ci dara mais boo gisee association parents d'élèves ni muy tëddee souvent day doon association yoo xamante ne ni amaluñu seeni moyen bopp état moo leen di financer te état bu fekkente moo lay subventionné mais fa mu bëgg nga xool foofu rek nga xool au conseil pour le dialogue social ku ko monté du état. est-ce que dina fa teg koo xamante ne nii dina jël décision boo xam ne arrangé wul état loolu moo nekk ay problème ci réew mi nañu seet ab organisation boo xamante ne nii dafa doon une organisation autonome ñu teg fa koo xamante ne yaakaarul dara ci nguur gi dëgg rek moo tax mu jóg su ko defee bu toogee teewee ay accord syndicat yi signé ko ak gouvernement bi bu amee parti boo xamante ne ni respecté wul accord yi dina mën a taxaw ne ah yow kat lii la ñu waxoon mais respecté woo ko respecté loolu boo bëggee jàmm am ci système bi mais loolu amu fi loolu moo tax njàngale mi di nax saay ñi war a wax dëgg dañoo waxatul dëgg nit te ñu baal ma ko vraiment. monsieur Faye léegi lan moo mënul ñàkk loo xam ne tey tant que teguñu ko ci seeni loxo yéen jàngalekat yi du ngeen dellu jàngale. waaw li nga xamante ne ni tey mënut a ñàkk mooy lenteur administrative bi ñu régler ko définitivement problème boobu doon problème bu ñu fàtte jàngalekat yi mënatuñu toog continuer seeni carrière ñu koy foye il faut que état régler ce problème là injustice bi nga xamante ne ni constaté nañ ko ci système indemnitaire foog état corrigé ko sunu acquis démocratique yi nga xamante ne ni dañ ko am te ñu seetlu ne état bi de plus en plus da ciy revenir boo déggee maanaam acquis yi DMC dafa doonoon acquis boo xamante ne ni après la bu état defal jàngalekat yi départ bi jàngalekat yi la woon booba 2 millions la mais ba ñu demee ba nga xamante ne Abdoulaye Wade ñëw na ci nguur moo yokk prêt DMC jële ko 2 millions yóbbu ko 5 millions yeneen fonctionnaire u état bi doonul ay jàngalekat ne ah président ñun kat dañoo bëggoon prêt DMC bii nga yaatal ko ba fonctionnaire Sénégal yépp am ko Abdoulaye Wade nangul leen ko tey képp kuy fonctionnaire am nga droit am prêt DMC Macky Sall ba mu ñëwee prêt DMC boobu la jëkk a remettre en cause bëgg ko dindi nu mu def bloqué subvention yi convention yi nga xamante ne jotoon naa génn yépp ba jàngalekat yi dem grève mu door a ne léegi dinaa fexe ba nga xamante ne ni DMC bi bloqué woon dinañu ko débloqué ñi nga xamante ne dañoo amoon ay convention ñu fay leen dans l'ancien système ñi nga xamante ne ni jotaat nañu ay convention par la suite ñooñu dañuy def externalisation du prêt DMC maanaam yóbbu ko ci banque yi buñ ko yóbboo ci banque yi mais ñun xam nañ banque yi nu muy fonctionner banque boo gis ay intérêt moo tax mu toog mu taxaw tey état du Sénégal ñëpp xam nañ ne c'est un mauvais payeur léegi nag bu ñu yóbboo ci banque yi moom moo engagé wu ne dina fay prêt intérêt yooyu mais xam nañ comme c'est un mauvais payeur ñaari weer lay fay ñetteel ba fay
banques yi duñu ñàkk dañuy jël ci jàngalekat yi am nañu accès direct ci seen salaire ñu ne nag vraiment ak yooyu ak la gestion démocratique du personnel loolu jàngalekat yi dañ ko xeexoon ba am ko bu ñuy affecté ci ay nit na doon mouvement national bi ñu lancé ko képp koy jàngalekat foo nekk ci réew mi bu fekkente ne bëgg nga affectation nga ñaan affectation bu fekkente ne poste de responsabilité nga bëgg nga ñaan poste de responsabilité mais tey jii lu ñu gis poste de responsabilité yi tey mais loo ci gis appel d'offre ay appel d'offre la ñuy def Matam soxla na proviseur ci tel lycée IA bi jël responsabilité servir ba pare def appel d'offre appel à candidat du moins appel à candidature mu am ay jàngalekat yoo xamante ne ni peut-être ay xaritam lañu mu defal leen promotion jox leen poste de responsabilité ñu ne loolu nag mais c'est un recul de la gestion démocratique du personnel état na dellu ci affaire yooyu injustice yooyu tant que mu fi am grève du fi gaaw a jóge loolu baaxoon na sénégalais yépp xam ko xam ne ni ñun defar moo tax ñu jóg ñun jàngale moo tax ñu jóg jàngale moo tax ñuy dundal suñu njaboot tey ñu ñàkk a jàngale du suñu avantage jàngale rek la ñu bëgg mais dañu bëgg aussi ñu teg ñu ci condition jàngale malheureusement kenn teguñu ci condition jàngale. moo tax aussi ñuy ñàkku. merci beaucoup monsieur Faye ñu fàttali mbokk yi ñu déglu di seetaan ak di jàng ci sene24.com que tey ñu ngi fi dalal monsieur Faye professeur de philosophie ci lycée Demba Diop la en même temps nekk secrétaire général bu CUSEMS section bu Mbour en même temps coordonnateur du G7 ñu am mbégte lool dalal la fii parce que ku la dégg ni nga waxee xam ne waxe nga ak cofeel boo am ci jàngale mi waxe nga itam ci koo xam ne ku maîtriser dossier wu jàngalekat la waxe nga aussi ci engagement parce que kuy jiite ay mbooloo yow yaa war a njëkk a wane détermination ak engagement. loolu ñoo ngi la ci sant la ci gërëm bu baax a baax ñu dem rek ci ponk bu mujj bi. te mooy message bi nga xam ne fas nga ko yéene lancé ci jàngalekat yi ci xeex bi nga xam ne yéen a koy mëne. jàmbaarloo ak gouvernement Sénégal xam naa du yomb. ñu terminé foofu rek bu dee am nga message wala adresse boo xam ne da nga koy lancé jëmale ko ci mbokku jàngalekat yi ñu yëkkati. waaw message bi may lancé pàttali la moo di ni ñu ngi toll ci suñu deuxième plan d'action jamono yee passé semaine bële passé suñu plan d'action daa nekkoon débrayage à 10 heures suivi d'AG sectoriel bés ba ca tegu ñu def ko grève totale organiser ab marche à Dakar yàlla def jàngalekat yëpp déplacé wu dem Dakar ñu def sunu marche li yàlla def aussi ba ñu pare marche bi mu doon marche bu réussir ñëpp kontaan ci état du Sénégal aussi suivre dossier yi xool ne jàngalekat yi ñu ngi ñaxtu mu woote ay négociation woote na ay négociation jot nañoo waxtaan ak moom mais waxtaan yi ñu waxtaan ak moom dalul suñu xel ci point yu bari nga xamante ne nii bëggoon nañ état bi waxtaan ci mais waxtaanu ci système indemnitaire waxu ca dara donc versement de la dernière tranche bu 15000 loolu yàlla def na effectif na ci indemnité li nga xamante ne nii mooy le corps des administrateurs scolaires bi nga xam ne ab revendication la woon boobu état waxu ca dara passerelle professionnelle yi nga xamante ne ni revendication la woon yu jàngalekat yi tegoon ci table bi état ànd ci ak ñun ne dañ koy créer tey corps des administrateurs scolaires dafa bloqué ñoo taxoon point yi yu ci bari yu ñu ñaanoon état waxtaan ci ak ñun respecté wul accords yi comme il le faut mënuñu nag ne respecté wul lépp am na yu mu ci def mais li mu def par rapport ak li mu war a def dafa néew moo taxoon ñun amuñu satisfaction ci donc entretien bi ñu am ak état loolu moo waral suba ñu fas yéene banque sunuy loxo à partir de 10 heures débrayage à 10 heures
di woo jàngalekat du Sénégal yi fépp fu ñu ne nañu organiser bu 10 heures jotee ay assemblée générale au niveau des départements jàngalekat yi nekk ci benn département ñoom ñëpp ñu conversé yi ñëw benn place toog def fa assemblée générale ñuy ñaan jàngalekatu département Mbour bu fekkee dégg nañu message bii suba talaata di ñeenti fan ci weeru février nañu ñëw lycée Demba Diop ñu def une assemblée générale départementale bi nga xamante ne ni dinañ leen wax fi accords yi toll li nga xamante ne état jot na koo def ak li nga xamante ne ni manqué na léegi nag ñoom comme ñoom ñooñu yebal ñu wax ñu nan la ñu bëggee ñu conduire seeni destin moo tax ay perspectives de lutte lañ leen di ñaan pour ñu joxe ko bu loolu weesee alarba grève totale la ci école yi donc ñu ngi ñaan jàngalekat yi ñu respecter message boobu respecter plan d'action bi donc largement su ko defee donc état du Sénégal mën a xam ne ni jàngalekat yii fowuñu mu aller dans le sens de respecter nos accords. loolu mooy message bi may lancer. jërëjëf monsieur Faye ñoo ngi lay sant di la gërëm ci wuyu bi nga wuyu si suñu invitation di sant ak di gërëm technicien bi nga xam ne moom moo ñu jàppale woon ci liggéey bi nekk itam administrateur site bi monsieur Sarr di sant ak di gërëm aussi mboolem mbokk yi nga xam ne vraiment ay fidèles internautes la yoo xam ne ñoo ngi suivre site24.com ñu leen dox di daje beneen yoon ci beneen waxtaan boo xam ne dina jëm rek ci wàllu luy jëmale réew mi kanam wasalaam.